nuyu rek di ko dalal jàmm ci plateau Bët Set. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. tout d'abord maa ngi sant yàlla bu baax di leen sant ci occasion bi ngeen ñu may pour ñu jàkkaarloog sénégalais yi di nuyu mbooleem sénégalais yi fu ñu mën a nekk moo xam ñu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax xam ngeen Seneweb ñëpp a koy topp ngeen baal ma nag mu nuyu kilifa diine yi rawatina xalifa généraux yi jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké yàlla ñaan yàlla dëgëral ko bàyyi ko sunu kanam di topp ci nuyoo bi Serigne Babacar Sy Mansour moom it ñaan yàlla dëgëral ko ak Serigne Mahi Niass dem ba Laayeen nuyu xalifa ba famille omarienne dem ba jaamal waaye ma dem ngeen baal ma dem ba fa ma dëkk di Andoulaye di nuyu sama xalif Serigne Mame Abdou Dramé ak le porte-parole de la famille Serigne Maguette Dramé di nuyu nag Serigne Abdou Mbacké te dinaa wax li tax ma nuyu ko Serigne Abdou Mbacké bu Daaru Moxti bu Baye Cheikh Khady Mbacké maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moom tamit di nuyu jullit ñëpp di nuyu sama frère sama xarit Dikko di wax ni lépp luñ fi wax rek yàlla na nekk njariñu réew mi parce que loolu rek moo am solo ci contexte bi réew mi toll jërëjëf balaa ñëw gën a sori dégg nga suñu thème bu ñu nga xam ne aada ak cosaan moom la indi woon tey muy céet waaw céet moom lu ci lislaam wax céetale waaw céet de moom dafa am solo man nag mën naa wax ci céet parce que céetal naa ñaari yoon macha allah 2 gallons macha allah 2 gallons may laaj ndax ñett ak ñeent fa nga fas yéene yem wala non parce que mu faa yem damay ñaan yàlla xam nga l'islam moom dafa ñëwoon pour libérer nit ñi ñëw pour jox doomu aadama valeur am moo tax yàlla wax ci alxuraan ni wala xadd karam naa bani aadama li ma bind nit laa ci gën a fonk te loolu pourtant li yàlla bind nit a ci gën a tuuti maanaam malaayika yi ñoo ëpp nit ñi jinne yi ñoo ëpp nit ñi waaw yàlla yemul sax ci ni nit laa gën a fonk mais dani maanaam responsabilité bi gën a rëy ci kaw suuf maanaam nit laa ko jox mooy nit mooy ambassadeur yàlla ci kaw suuf kon loolu da nga ci fokkee ni da nga ciy déggee ni yàlla nit ci boppam la teral teraanga yooyu yàlla teral nit nag moo tax mu xam ni mu jël góor ak jigéen boole leen pour ñu mën a bànneexu ci teraanga yooyu nga xam ne yàlla defal na ko nit mais à condition que ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale mooy ñu fexe ba daganal ko moo tax yàlla rek loolu dafa bokk ci xéewal yi yàlla defal nit waaw parce que yàlla xéewal yi ñu defal mënuñu ko cee sant fi ne le fait que ngelaw lii rek ñu koy noyyi boo ko bëggoon a calculer mënoo ko fay waaw énergie yi dugg di génn wax ma laa nag wér gim la may ba nga xëy ba mën a naan café jël taxi mën a ñëw jàkkaarloog waa Seneweb yooyu yëpp ay xéewal la yu yàlla di def ba ci céet gi moom de dafa parce que doomu aadama gis nga yàlla dafa am lu xéewal bu mu def ci jigéen boo xam ne ci jigéen rek la nekk maanaam jigéen rek moo mën a dalal góor waaw moo tax yàlla ni na ngeen takk jigéen ñi pour ñu dalal leen waaw fi ne ñun ñi nga xam ni yàlla nattoo nañu ñu am ci ñaar léeg-léeg boo sonnee ba nekk ci yenn stress yi lu poos bi bari xaalis te gisoo yow ki nga bëgg rek stress boobu day des ci yow moo tax jigéen boobu nag dafa war a xam valeur am tamit xam teraanga ji ko yàlla defal jigéen boo demee ci alxuraan yàlla daf ko wutal saar spécial waaw jox ko saar spécial pourtant góor ñi amuñu loolu da nga ciy déggeen yàlla moo teral jigéen yonent saa sallam li mu mujjee dénkaane mooy uusikum bin nisaa xayra maa ngi leen di dénk jigéen ñi ngeen defal leen yiw loolu la mujjee wax waaye nag na fekk jigéen boobu tamit bañ a mel ni Adji Sarr ngeen baal ma parce que jigéen dafa war a am valeur xam boppam imaam dugg nga ci actualité xanaa dañ koy continuer ci Adji Sarr lu tax nga jàpp ne Adji Sarr daal lu jigéen bu baax maanaam ni nga ko waxee noonu lay nuroon waaw man jàpp ma ni sax du jigéen ju baax parce que dama jàpp ni Sénégal jigéen ñi baax ñoo fi ëpp parce que man am naa chance dund ci yeneen i réew parce que Sénégal suñu société bu dee ci pénc mi nga yaroo rek même boo amul waajur bu la yar di nga pénc mi daf lay yar mais nag damaa jàpp du jigéen ju bon mais jigéen ju ñuy manipuler la jigéen la joo xam ne ay loxo nekk ci suufam maanaam di ko manipuler man loolu laa gëm mais gëwma ni jigéen ju bon la parce que
wax nañ ni taalibe Cheikh Ibrahima Niass la ay nit confirmé ko damaa jàpp ni comme taalibe Cheikh Ibrahima Niass la sax wax ji waroon na fee jaaree fay parce que xalifa Cheikh Ibrahima Niass di Serigne Mahi Niass ci boppam ku ne dégg na position bi mu am ci mbir mi mooy dafa wane position bu leer wane ni mbir mi daf ko déranger daf ko naqari ba mu wax ko kon jàpp naa ni ko aju ci Baye Cheikh Ibrahima Niass lu ma war ngaa mën a waaw dama dégg ngay tagg jigéen ñi teg mbir mi ci suuf dama dégg ngay tagg jigéen ñi waaw. mais maanaam ne fekk ne bu mel ni Adji Sarr kon maanaam boo ko déggee mooy Adji Sarr ni muy doxalee waaw moo tax ma ne la Adji Sarr ku ñuy manipuler la waaw voilà Adji Sarr ay mbokkam ñoo ko waroon a récupérer dimbali ko tegaat ko ci yoon wi wala sëriñam récupérer ko dimbali ko tegaat ko ci yoon wi parce que ci naka moom parce que dafa jàpp ne dañ koo tooñ benn nit bu tudd Ousmane Sonko moo ko violé mu dem porter ko plainte waaw waruñ koo mën a gëm ci loolu man duma ko gëm Adji Sarr yonent bi moo weddi ay waxam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi weddi na ay waxam saxaaba yi weddi nañ ay waxam Cheikh Omar Fouti yu weddi na waxam Cheikh Seydi Hadji Malick weddi na waxam ci naan Cheikh Ahmad Bamba weddi na waxam ci nan parce que réew mi li fi ëpp 95% ay jullit lañ donte nangu nañ état laïque la waaye 5% ay chrétien amul benn diine bu ànd ak Adji Sarr ci ñaari diine yi nekk ci réew mi moo xam christianisme la wala l'islam lu tax parce que islam mooy loi yi nga xam loi yàlla mooy loi bi wér loi boo fi gis bu dul loi yàlla rek ay nit a ko bind te en général ki koy bind sax mën naa nekk jamono bi mu koy bind day jël ricles ba yaramam tàng mu soog koo bind kon da nga ciy déggee ne loi bu dul loi bi yàlla wéru loi yàlla bii nag moo setal Ousmane Sonko moom moo caw Adji Sarr dama bëgg ñu dégloonte bu baax l'islam dafa wax ni boo tuumaalee nit njaaloo di ko il faut nga am ñeenti seede yoo xam ni bokkuñu fu ñu jóge parce que l'islam day sóoraale complot gis nga day sóoraale complot ñeenti seede yoo xam ne jiiñu ko njaalo de viol la ko jiiñ viol ak njaalo foofu xaw na xëj na acte bi njaalo la mais viol bi utee na tuuti ak njaalo foofu laay ñëw maanaam foofu laay ñëw waaw boo jiinee nit njaalo nañ njëkk ci njaalo soo ko ñëw ci viol waaw man damaa jàpp ni ñaar yëpp benn amu ci te dinaa wax li tax amul te même bu amoon l'islam moom daf koy dàq parce que amul seede mooy li ma la wax ñeenti seede yi ma lay wax nii bu fekkee ne bokkuñu fu ñu jóge dajee ndoo boo nee boo tuumaalee asgor ni daf maa violé dañ laa war a caw 80 coups lii benn borom xam-xam weerante wu ci. mais kon jigéen ñi dañ leen soññ de oustaz. parce que njaaloo moo yombul. waaw ku ñëw dab la rek jàpp la kii la forcé la violé la ñuy xaar ay témoins loolu dina. man mii di wax ak yow damaa yori soxna. teel koo takk loolu man à l'âge de 22 ans laa takk soxna dama lay wax lu leer jigéen li ko yàlla jox fa mu ko denc maanaam ku fa yegg moo la ko jox buñ naxante. même bu ca yeggut mën na doon viol. ah même bu ca yeggut viol mun na am mun nañ ko tuddee viol. lan lay nekkee viol te sëyoog moom. waaw viol ay yenn di actes yi. moo tax man la loi boobu baaxul nan ngay tëjee nit bari na enseignant yu nekk ci kaso bi est-ce que diine tamit diine du daane nit du daane nit wala du nuñ koy waxee atte nit ci acte ba mu bëggoon def même bu si yeggut. déedéet foofu nag la loi tubaab bi wuuteeg loi diine bu dee lu baax ngay def bu dee da nga ciy jublu lu baax. boo ko yéenee rek dañ la ciy bindal tiyaaba waaye bu dee safaan fii ak defoo ko duñ la ci bindal bàkkaar moo tax yonent bi ne innamal a'malu binniyaati jëf yëpp a ngi ci yéene yi waa à condition tey jii bu dee da nga am yéene violé nit te jotoo àgg ci kawam kenn du la ci bindal bàkkaar maanaam li ma wax dama bëgg ñu dégloonte parce que foofu la réew mi toll bakkan yaa ngi rot te xamaguñ foofu ba xam day arrêté am déet moo tax ñu war a waxante dëgg balaa réew mi tàkk bokk naa man ci ñi njëkkoon a toog fii wax ni réew mi buñ jàppee Ousmane Sonko réew mi dina tàkk te réew mi li tax tàkkul ñaar ñoo tax réew mi tàkkul sëñ Abdou Mbacke bu Daaru Mooti ak Serigne Mountakha Mbacke sëñ Mountakha nag su ma ko waxee day yóbbaale kilifa diine yëpp ak le peuple sénégalais ñii ñoo tax réew mi tàkkul mais buñ toppoon état ak Ousmane Sonko réew mi tàkk man loolu laa gëm ak ñi ànd ak Ousmane Sonko parce que ñi ànd ak Ousmane Sonko dañoo wax réew nit ñi ni leen dinañ dee ba jeex mais Ousmane Sonko du dem ci kaso bi. loolu mooy signal bi nga xam ni moom lañ ci war a jàng li tax ma ni sëñ Abdou Mbacke bokk na ci ñi tax réew mi tàkkul moom moo njëkk am courage dem seeti Serigne Mountakha ni ko sëñ bi buñ seetaanee bañ jàpp Ousmane Sonko réew mi tàkk nii la ko waxee moo tax sëñ Abdou damay wax ne lim daf koo defal doomu daara yëpp defal ko l'islam bi yëpp defal ko maamam Seydi Hadji Malick waaye defal ko maamam Cheikh Ahmad Bamba defal ko maamam Cheikh Omar Fouti moo tax
dama koy wax ni sëñ Abdou ñun dañoo fier ci yow parce que sa taxawaay moo tax parce que réew mi politiciens yi moomuñu ko waruñu leen a bàyyi ñu jàpp otage réew mi te réew mi tey ni muy doxee ni politiciens yi dañoo bëgg a jàpp otage réew mi kon sëñ bi ñu ngi lay féliciter di la nuyu di la ñaanal yàlla di ñaanal Serigne Mountakha ndam lu rëy li mu am parce que lii ndam la. tey bu dul woon sëñ Mountakha réew mi dem na ci guerre civile. moom loolu laa gëm. gis nañ ne sax tamit après loolu def na ay acte bu la neexee ma ñëw ci àtte yi. parce que loolu ak parenthèse mu gaaw waaw. maanaam viol ci l'islam di ko. te li may wax ni benn imam ñi moo ko dindi du fii ci réew mi du bitim réew nag. pour mu am wala njaalo day am ay seede te Adji Sarr amul ay seede benn seede amul kon Adji Sarr le fait que mu wax loolu rek bu doon ci islam la ñuy àtte dañ koy caw loolu ñëpp dëppoo nañ ci moo tax man la Cheikh Omar caw na Adji Sarr ndax Cheikh Omar l'islam la gëmoon Seydi Hadji Malick caw na Adji Sarr parce que l'islam la gëmoon Cheikh Ibrahima Niass mim ni moom la gëm caw na Adji Sarr parce que l'islam la gëmoon lii na ko imaam yi wax mu leer parce que bakkan yi faatu waruñoo continuer di faatu ndax benn jigéen boo xam ni kenn xamul mooy kan lii mooy dëgg parce que nag ñun comme li Dame Mbodj di wax tooguñu fi pour di layam dañuy wax mbir mi mu leer Adji Sarr amul benn jarul jàng droit pour xam ni nekkul ci dëgg ay waxam dafa am contradiction bu waxee lii bu subaa bu ëllëgee mu wax lee kon jàpp naa ni dossier bi dafa vide lii dëgg mooy Ousmane Sonko nañ ko setal may ko non-lieu bañ koo topp ci dara mu nekk candidat parce que kenn mënul fexe ba Ousmane Sonko du nekk candidat 2024 benn nit mënul loolu le peuple sénégalais les forces vives de la nation ñoom ñoo jóg taxaw ni Ousmane Sonko day nekk candidat parce que réew mi Macky Sall mi dañ ko mayoon chance mu nekk candidat ba jëlee fi Ablaye Wade kon amul droit kenn di xañ kenn pour mu nekk candidat loolu day leer loolu la sëñ Mountakha wax loolu la sëñ Mahi Niass wax loolu la peuple sénégalais wax te man Imam Dramé loolu laa wax. xam naa dinañ ci gën a ñëw sax si wàllum côté politique bi mais gis nañ ne fan yi ak li nga wax sëñ Mountakha ak ndaw yu yónni woon ñu dox si tànk jàmm. ba mu def sax ay beneen acte boo xam ne ni maanaam ñëw jàppale ñi nga xam ne dañoo loru ci manifestation yi. ndax jàpp nga ne tey imam yi ak nitu diine yi dañoo war a gën a impliqué wu ci wàllum société bi wala politique en général. waaw monsieur Dicko nag maa laaj question bu ma neex. kilifa diine yi ku xam taarixu réew mi xam ni tooguñu ba tey ñuy soog a impliqué wu daf histoire se répète loolu tubaab yi wax gis nga boo delloo ci démbi réew mi dañuy wax ni ci juróom-ñetteelu xarnu ci la l'islam dugg ci réew mi maanaam 8e siècle l'islam bi mu duggee ci réew mi dafa ñëw ànd ak ay université islamique yu mag ñu instauré ko fii ci réew mi lu mel ni l'université de Pire nga xam ni ñu ngi ko fondé ci 1603 mag mu ñuy wax Xaali Amar Fall moo ko fondé université boobu moo génne Thierno Souleymane Baal bi def la révolution Torodo ci 1776 moo génne Mamor Anta Sali Mbàkke bi nga xam ni nii moo jur Cheikh Ahmad Bamba moo jur Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul mi nga xam ne moo tasaare yoonu murit université boobu Cheikh Omar Foutiyou bi nga xam ne tubaab bi dafa wax ni il a disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara fa la génne waajuram fa la génne te Cheikh Omar lu nit ñi xamul liberté rek la doon xeex bañ tubaab bi not réew mi moo taxoon mu génn jaasi moo tax kon xeex liberté yàgg na fi képp ku donn mag ñi xam mag ñi li ñu doon taxawee foo gisee fu ñuy notee nit da ngay taxaw moo tax sëñ Abdou Mbacke loolu la ñu fàttali ñun ñi looloo ñu tax di taxaw bañ ko not nit parce que suñ maam yi dañ doon xeex pour bañ ko not nit Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu dafa bind ci falaa budda ni ala himmati faj al ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati mu ne yàlla maa ngi lay ñaan ñaari mbir man Seydi Hadji Malick yàlla nga ma may yitte ju kawe ba ma jàpp ni mën naa doxal àdduna yëpp waaye nga may ma liberté totale kon tubaab yi indiwuñ fi liberté fi lañ ko fekk démocratie indiwu fi liberté fi la ko fekk pour ma daaneel maanaam université boobu ci la Seydi Hadji Malick inspiré wu ba teg li mu teg tubaab yi yàgguñu fi tubaab yi ñu ngi fi ñëw 16e siècle 17e siècle l'islam dugg na fi depuis 8e siècle kon juróom-ñetti xarn maanaam juróom-ñetti téeméeri at l'islam nekk na ko fi tubaab yi soog a ñëw ci réew mi te tubaab yi malgré notoon nañ ñu coloniser woon nañ ñu waaye biñ fi ñëwee dañoo àndoon ak nit yi diine yi respecté leen jox leen seen wàccuwaay ba ci langue arabe bii lañ doon bindanteeg ñoom ñu wut ñu leen di defal traduction lii boo gisee ñu indi ko nitu diine yi li baax ci réew mi ñoo ko fi teg tey bu ñuy wax l'islaamu Sénégal particularité bi mu am di l'islaamu soufisme moo tax ñu doon wax naan terrorisme ñooñu war nañ ñoo respecté ñu respecté peuple sénégalais Sénégal mënul am terrorisme parce que Sénégal islam confrérique moo fi am
islam confrérique boo xam ni ndax terrorisme problème mu idéologie la te idéologie boobu amul place ci réew mi. man mi di ko wax mën na jógee feneen jóg ci réew mi. mais mënu fee dugg foofu laay daaneele parce que man def naa le monde arabe 7 ans Égypte laa jàngee kenn gënu maa xam terrorisme ñiy wax ñëpp maa leen gën a xam parce que problème mu idéologie la te ñun jàng nañ lan mooy idéologie religieuse terrorisme mënul jaar ci dugg ci réew mi li tax mënu fee dugg mooy école yi fi nekk ay école cohabitation la école la yoo xam ni dañoo accepter église bi accepter ceddo yu fi nekkoon ñu dund ci jàmm Sénégal rek ngay gis ay armeel mixte nga gis koo xam ni papam day nekk chrétien yaayam nekk jullit loolu Sénégal rek la am nga gis ay armeel yoo xam dañuy suul fii jullit suul fii chrétien nga dem ci famille ñii nekk ay murit ñii nekk ay tijaan kon Sénégal amuñu problème yooyu Sénégal amuñu problème mu ethnie encore une fois maa ngi dégg ku mel ni Madiambal Diagne nga xam ne bu doon ci réew mi tey dafa am république bu sérieux Madiambal Diagne du fanaan këram man Imam Dramé maa ko wax parce que Madiambal Diagne il faut mu respecter Sénégalais yi boo bëggee alal demal nga wutee ko ci beneen façon mais bu ko jaaree ci taal réew mi duñ nangu muy taal réew mi ñu ngi dégg muy attaqué joolaa yi man Imam Dramé xoola billaahi aw ma mbokk joolaa mais man ba ma doon laaj xeet ban nga bëgg a nekk ci réew mi damay wax ne joolaa la li may wax dama bëgg nga déglu parce que ñun ñëwuñu fi ñun dañuy wax li ñu gëm balaa réew mee tàkk waaw li ñuy wax Madiambal Diagne mooy des attaques personnelles non man moo ko wax dañ koy leeral bu ko neexee na ma woo fu ma woo ma wuyu ko man làqatuuma Madiambal na respecté Sénégalais parce que bu dee dafa bëgg xaalis bu dee dafa wut ku muy neexal na dem neexal ko te bàyyi ethnie yi muy attaqué réew mi xamuñu loolu maa ngi wax nag ni la ethnie joolaa bi mu attaqué nañ ko porter plainte Madiambal moomu réew mi Madiambal Diagne mooy kan yow xaalis rek ngay lijjanti foncier wu réew mi rek ngay lijjanti alal rek ngay lijjanti ñu bàyyi la ngay attaqué ay ethnie loolu yabaate la te loolu Macky Sall wuru cee ànd procureur de la République dafa war a woo Madiambal Diagne wax ko article am boobu mu bind fan la ko teg parce que moomul réew mi te duñ bàyyi mu taal réew mi ndam li sëñ Mountakha am nag xëy na moo ko naqari moo tax mu bëgg a taal réew mi te loolu ñun sëriñ si duñ ko nangu parce que nag conflit bi mënul agsi ba fii ñu ciy dox jàmm ñëpp di ci dox sëriñ Mountakha mag mu toll noonu di ci dox Madiambal Diagne bëgg jugaat di attaqué it ni loolu duñ ko nangu il faut ñu wax ko ak responsabilité sànq da ngay wax ne nu mu tuddati Sonko buñ ko jàppee réew mi tàkk mais ñu bëri dañoo jàpp ne ndaw ñu ñàkk xëy moo tax lii yëpp am bi lii genre kii la woon rek boo xam ne moo yëkkati mbir yi ndax noonu nga gisee loolu mooy caaxaan yi gën a rëy buñ nax nit ñi nañ leen wax dëgg balaa réew mi tàkk parce que man encore une fois Sonko ñoruma Macky Sall ñoruma man Sénégal moo ma ñor man mii di wax Sénégal moo fay sama njàng ma sama baay ab sëriñ la woon rek addiye la daan dundee bu dul woon Sénégal tey du ma taxaw fii di wax ak yow juróom-ñaari at réew mi fay na ko sama njàng kon man Macky Sall ëppale wu ma ci réew mi ministre de l'intérieur ëppale wu ma ci réew mi Sonko ëppale wu ma fi loolu laa gëm sama maam yëpp ay wàllu yu lañ Alaaji Dramé mu jur sama maam bugguma ko di wax Amath Cissé Péré jur sama maam kenn ëppale wu ma ci Sénégal nañ waxante dëgg réew mi loolu taalu ko li taal réew mi Covid bi yàgg na fi certes bokk na ci ndax nit ñi tëj bi ñu leen tëj mala sax boo ko tëjee mu soxor waxuma la ak nit ñu tëj nit ñi renseignements généraux yëpp bind ni nañ tëj nit ñi ñu lànk Sénégalais yi xëy mer génn ci mbedd mi waaye loolu du cause bi le vrai cause bi tax réew mi bakkan yi wadd mooy Sénégal dafa am justice buy dox ci 2 poids 2 mesures loolu du man maa ko wax juge Téliko moo ko wax juge Dem moo ko wax ñooñu kenn gënu leen a xam droit déglu ngeen tey Kolenda le ancien nu mu tuddati ki yoroon CREI yi Ndaw Alioune Ndaw wax na ko ak responsabilité le président de la République son excellence monsieur le président bu la kenn jàpp otage yow mérito woo loolu da nga nekk ministre de l'intérieur ci réew mi nekk fi premier ministre coordonné ab gouvernement xam nga lan mooy état bépp renseignement bu la gëmloo ni jàpp Ousmane maanaam mbirum Covid bi moo tax réew mi tàkk da lay nax réew mi ñi génne nit ñi mooy les Sénégalais yi nga xam ne d'accord ñu ci justice boo xam ne day dox ci 2 poids 2 mesures il faut nga def ay réformes yu wóor ci réew mi indiwaat premier ministre am réew kenn nit mënu ko doxal bépp renseignement bu la gëmloo ni la mbiru Covid bi la daf lay nax joxu la information xam nga ne man mi di wax yow contre ma la man ñi fal Macky Sall ci laa bokk. xale yu liggéey te man soxla ma benn poste nañu waxante dëgg balaa réew mi tàkk Macky Sall warul nangu ay nit ñoo xam dañ koy wër jàpp ko otage na indiwaat premier ministre ci réew mi. dem jëli Aly Ngouille Ndiaye dénkaat ko intérieur man Aly Ngouille Ndiaye defaluma dërëm te soxlaalu ma ko dara mais bi mu yoree réew mi daloon na. daa mel ni daa am fooy far wala. barke Cheikhou Tidiane far ma fen man mënu maa far fen man fu ma amee fu may far Sénégal lay doon. parce que man ko xam samay maam ak fa ma jógee xam mënu maa far nañ waxante dëgg. man toog naa fii Sénégal ni buñ jàppee Sonko réew mi tàkk
tey fukki bakkan ak ñett faatu nañ est-ce que dañuy bàyyi bakkan yi di faatu ndax dañuy neexal benn nit ñun dépassé nañ loolu ñun ay taalibe Cheikh Alhaji Abdou da baax lañ. bu ñu waxul dëgg dañuy faatu. liy dëgg. ma daaneel dëgg ko dafa am solo mooy les renseignements. bu ñu nax Macky Sall nañ ko wax dëgg. li tax peuple bi génn révolution am ci réew mi mooy justice bi day dox ci 2 poids 2 mesures mënta ñàkk boo delloo ci alquran yàlla dafa wax ni inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan maa ngi leen di digal yéen xeetu yonent bi ngeen dox ci justice bu transparence bu justice bu transparence amul ne leen wér ni dëkk bu am injustice jàmm du fa am. La paix c'est pas un mot c'est une mode de vie. Mouhamed loolu mooy dëgg. acca ñu def tour de table ay questions yu jubee foofu ñëw ñu ko soog a continuer. acca merci beaucoup Imam ñu ngi lay dalal encore une fois bu baax a baax ci plateau bi di la remercier ci ànd beeg ñun ma bàyyi rek soxna Absa Anne mu poser la question. waaw Imam ginnaaw bi ñu la nuyoowee sànq ci sa ndorteel da nga wax ni que jigéen ju baax wala bañ a mel ni Adji Sarr mu mel ni foofu da nga indi automatiquement benn jugement de valeur te Ousmane Sonko ba mu génnee wax ñëpp nangu nañ déglu ko kon lan moo tax mënuñu déglu Adji Sarr ba pare nangu li muy wax moom itam ñu dem ci kanamu yoon pour ñu xam fan la dëgg féete. waaw wax nga lu am solo question bi am na solo maanaam Ousmane Sonko. du man maa ko jugé nee naa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ma gëm man Serigne Touba gëm ko El Hadj Malick gëm ko moo caw Ousmane moo caw Adji Sarr. wala déggoo li ma wax mais nekkuñu ci état islamique. nekkuñu ci état islamique du caw Sonko it. mënu ko caw parce que amul preuve. déglul ma wax lu leer. bu ñu demee ba nangul ko jigéen ki parce que wax na Sonko mu nga xam ne moom la ko sekkal ñu war koo mën a. foofu laa bëgg a ñëw. may ma tuuti rek parce que jàpp naa ni réew mi dafa toll foo xam ni ay bakkan a ngi rot. te bu ñuy wax nag di naxante ba ay bakkan di rot war nañoo waxante dëgg balaa bakkan yee continuer di rot nee naa la Serigne Touba bu dee murit nga moo caw Adji Sarr déglu baax li ma wax ndax Serigne Touba yonent bi la gëm te yonent bi nee na nañ caw Adji Sarr parce que Adji Sarr dafa tuumaal as gor te amul preuve man imam Dramé maa wax li benn imam ñi ma woo ko dindi nag fii ci réew mi ak ci bitim réew na leer. est-ce que mënuñ koo xaar it ba mu indi ay preuve. amul preuve parce que preuve yi mooy da ngay am ay seede di ko déglu li ma la wax amul seede. mais imam nekkuñ ci état islamique ci république lañ nekk. mais réew mi xanaa moral am na fi moral rek nanguwul ñuy déglu Adji Sarr Adji Sarr ay waxi démbam ak waxi tayam dafa wuute. Adji Sarr commencement bi dañu woon dañ koo violé tiimale ko ki fital tey déggatoo waxi viol ak fital nee na Sonko àgg na ci kawam xaw ma ay yooni yoon selon li mu wax te dama lay wax benn affaire même bu Sonko àggoon ci kaw waxuma ni am na lu ci yoonu procureur ci mag moo xam ne da ngaa majeur nañ bàyyi caaxaan. ñaari mag ñu waxtaan ba jubóo lu leen neex def lu ci yoonu procureur man li may wax ni logique la jarul jàng droit pour xam ko réew du lu ñuy fooye aw askan kenn du leen fooye nëpp Sénégalais yi am fulla ak fayda Macky Sall génn na ci loolu bu yàgg boo gisee mu bàyyi Clédor Sène bàyyi nit ñi xam na ne Adji Sarr day tappale moo tax. est-ce que du apaisement la bëgg du apaisement dafa xam ne am nay renseignement yu wane ne Adji Sarr day tappale moo tax parce que yi ñu doon wax yëpp déggatoo ko wax waxi terroriste da nga ko fay déggati ko wax. bàyyi nañ ñëpp parce que dañoo xam ni du nangu ñu dugal ko ci erreur Macky Sall ku am expérience la xam na lan mooy état am na ay renseignement yaa ngi dégg ku mel ni sëñ Mountakha dafa nga ne dina waxantu yow tamit sëñ Mountakha bu ko leeroon ne Adji Sonko dafa njaaloo dina ànd ak moom nañ bàyyi caaxaan man mi Sonko dafa ma am moom dafa yor sama dépense su ma leeroon ni dafa njaaloo du ma ànd ak moom mais dafa nekk ci dëgg moo tax ñu ànd ak moom. na beneen question ñaareelu laaj bi ma la bëggoon laaj yaakaaroon ni ci xew-xew bii dañ cee génnee faiblesse su état du Sénégal. man gëmuma loolu Sénégal état bu am doole la am état bu fort lañ am ñoom république bu dëgër yaa ngi dégg. am armée bu républicain lañ am coup d'état musu fi am dara musu fi am gendarmerie bu professionnel am police bu professionnel. mais ngir indiwaat dal ci réew mi état kan la ñëw li tax ma wax loolu man kenn gënumaa xam état. malgré imam là j'ai écrit mon mémoire sur le monde arabe bari na kuy caw gënoo maa xam luy république Sénégal république bu sérieux moo fi am politiciens yi ñooy fooyee réew mi institution yi ñuy fooyee lañ war a baax parce que réew dafa am loo xam ne kenn du ci dugal politique nañ def l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ku amul expérience nga dem toogi boo mënta yor ñu seet ñi am expérience ñu doxal réew mi Macky Sall expérience moo tax ñu jox ko réew mi jaar-jaaram moo tax bi mu laajee réew mi ñu jox ko mais dafi indi ñoo xam ni bu ñu waxee nga xam ni ñii jànguñu école jànguñu alxuraan xamuñu luy Sénégal parce que réew mi ku fi toog di jiiñ nit ñi terroriste mooy xamoo lan mooy Sénégal jàngoo histoire au Sénégal man awma problème ci côté boobu réew mi république la kenn mënu ko déstabiliser Sonko bu ñu woon Macky Sall dégage man maa koy njëkk a attaqué man Imam Dramé parce que Macky Sall dañ ko fal nañ bàyyi ba mandaam jeex
mais dossier bi nañ ko teg ci suuf defal Sonko non-lieu ñu avancé loolu lañ wax ñu. Mouhamed Adja. merci beaucoup soxna Miana Faye. alors Imaam ñu ngi lay dalal bu baax ci plateau Bët Set. alors man li ma la bëggoon a laajte mooy plus ñuy dem plus ñuy gis imaam yi ñu gën a am présence ci li nga xamante ne moom mooy politique bi tey dem nañ ba gis ñenn ñi ñoo xamante ne à travers seen ay propos dañuy far carrément ci benn parti mais laajte yow loolu noonu nga ko gisee. waaw wax nga dëgg imaam dafa war a far imaam bu gisee dëgg dafa war a jël position imaam boo dégg mu naan du far jàngul l'islam man maa la ko wax l'islam da ngay jël position comme li sëñ Mountakha jëlee position comme ni Serigne Mahi Niass jëlee position. mais ñooñu est-ce que position lañ jël dañoo intervenir. bàyyil ma wax la rek jël position déglul rek. man ay wolof laay wax waaw boo ne position rek. day mel man maa ko wax bàyyi ma leeral waaw bàyyi man lu ma wax rek mën naa ko leeral seen position féetewut ak kenn maanaam daal. man lépp lu ma wax mën naa ko leeral. parce que man ñuy wax du ma ragal. waaw kenn gënumaa dëkk ci réew mi. kenn mënumaa xoqatal. ñu dem waaw lu ma wax gëm naa ko déglu rek. sëñ Mountakha bi marche yi commencé lu mu wax bu kenn marche Touba Touba la wax bu fi kenn marche waaye terewul kenn mu marche loolu ay wolof la kon bu doon jëlul position xam lu muy wax bu kenn marche ci réew mi man bu ne woon bu marche ma toog man sëñ Mountakha bu ne ma woon léegi départ ñëw Touba ma ñëw buñ naxante amul benn xalifa général bu ànd ci lii man mii di ko wax seen njaboot laa kenn gënumaa xam kenn gënuma ko jege man malgré taalibi Cheikhu Tidiane laa mais ku ma gën a jege sëñ Mountakha ci deret amul ci réew mi parce que ñun kilifa diine yi noonu lañ bokkee lii dëgg mooy amul benn kilifa diine bu ànd ci lii man Imam Dramé maa la ko wax te Macky Sall moo la gën a xam loolu kon nañ avancé lii caaxaan la nañ wax leneen. mais tamit bu ñuy far buñ ko nëbb ne man faruma kenn nii. alors non man moom damaa jël position man. ni Ousmane Sonko deful dara nañ ko bàyyi te nëbbatuwuma ci loolu. te loolu su ma toogoon ak Macky Sall virgule du ci dëñ. waaw Aca Mohamed ñu dem. beneen question merci beaucoup Imam maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. voilà may jox soxna Aïcha rek ma sof ci loolu. est-ce que mën nañ préciser ne ñi ngay wax ne dañoo jël position jëluñu position jàmm rek la ñu bëgg ci réew mi waaye waxuñu ne Adji Sarr moo tooñ waxuñu ne Sonko moo am dëgg. mais yonent bi moo ëpp doole ñooñu ngay wax yonent bi moo ëpp doole xalifa généraux yi jël na position yonent bi salaay salaam. ban position la jël. position mooy nañ caw Adji Sarr am yow li ma fi wax ba léegi déggoo ko. non fu mu ko waxee. ay textes yu leer nee naa la boo tuumaalee as gor. as gor nga tuumaale ko te amoo seede. dañ lay caw. loolu yonent bi moo ëpp yonent bi ëpp doole sëñ Mountakha ëpp doole sëñ Babacar Sy ëpp moo doole te moo wax loolu. te ñooñu duñu weeranteeg yonent bi moo tax man la jël nañ position. nañ avancé waaye te génn ci loolu. d'accord Imam. est-ce que yonent bi position bi mu jël. waaw ci bu leeree la ñu wax ñu xam ku tooñ. yonent bi xaarul mu leer. bu dee ci l'islam ngay wax laa may ma dugal laaj bi. allez-y. may ma dugal laaj bi. manu doyloo police bi li nga ko fi tagg sànq. doyloo armée bi. doyloo ne am nañ état. waaw am nañu république. te mënoo doyloo ñu bàyyi ca fa ñuy waxee ku tooñoo ku tooñul ñu àgg fa. man d'accord naa ne am nañ police am nañ armée am nañ mais amuñu justice déglu bu baax. kon amuñu état parce que justice mooy état. waaw moo tax lii moo indi coow lii. ñàkk justice moo tax ay fukki bakkan ak ñetti faatu. ñàkk justice takkul nga ñàkk état am na réew yoo xam ay monarchie lañ am nañ état mais amuñu justice bu ñu jaawale sew la nuance la. réew mi problème Khalifa Sall lu ko yóbbu kaso ñàkk justice la Karim Wade lu ko yóbbu kaso ñàkk justice la kenn nu mu tuddati Omar Sarr dañ ko doon topp ci kër yi mu ngi toog tey jii ci conseil des ministres nee naa la du man maa wax ni réew mi amul justice Téliko moo ko wax te moo dàq jàng justice ci réew mi justice dem moo ko wax yow xam nga ni réew mi justice amu fi yow moomu am et conscient xam nga li may wax nañ avancé Adji Sarr yonent bee ko caw te yonent bi moo gën a fort xalifa généraux yëpp départ. Aïcha soxna Aïcha. voilà Imam ñu lay nuyu di la dalalaat bu baax man nag sama premier laaj mooy sa biir wax macha allah comme ni nga ko waxee da nga jël position jaaroo par quatre chemins da ngaa jël position carrément ni que l'islam dafa caw Adji Sarr léegi Imam comme que affaire bi mu ngi ci loxoy yoon yoon bés bu génnee preuve yëpp ni que Adji Sarr moo am dëgg kii di ci kaw Sonko yéen lan mooy seen position. yoon mënta am dëgg ci waxu yonent bi. benn yoon bés bu génnee ay preuve ni que Sonko ak Adji Sarr sekk nañ. amuñu preuve. déggoo li preuve mooy seede ana seede yi. mais même bu génne woon ay film déglu ma wax la. mais mbir maa ngi ci loxo yoon wax ni ay ADN génn. ak lii di grossesse Adji Sarr bi nga xamante ni c'est présumé mu nekk lii di réalité. boobu Imam lan mooy nekk yéen seen position. preuve scientifique preuve yonent bee ko gën a fort mooy ay seede déggoo li ma la wax. mais seede Imam waaw mais ADN am na. waaw déglu rek kan mooy seede bi. Kasante Mbaye te nangu nu mu tuddati.
ka bokk benn bokk ADN yaakaar laa wax pas CD en personne ADN physiquement scientifiquement waaw ADN liñ ci wax leer na ADN du preuve bu doy bu palpable xam nga lu tax kaas bii sax su ma ci naanoon foofu laay waxee kaas bii su ma ci naanoon mën nañ ciy jël samay ADN léegi grossesse bi nga xamante ni buñ ma xoola man bul ma waa déglul soxna si dama bëgg ñu doxante benn man mii jàngalekat laa boo teeyee rek ñi ñuy déglu dinañ xam li ma bëgg a wax ndax jàpp naa ni damaa war ab imam ajjuma nga toog fii wax lu leer moo la fi tax a toog déglu rek ADN du preuve bu dee film la monter ay film xam nañ ko te ñoom xam nañ ni aay nañ ci kon film du preuve d'accord preuve xam nga mooy lan le peuple sénégalais ñoo d'accordul te preuve boobu moo ëpp doole yi ngay wax noonu d'accord léegi imam doom juddu ñu def ADN ni deret bi yéen ñaar yéen a ko bokk loolu preuve la wala du preuve ban médecin moo koy def médecin bu état di fay déedéet mun nañ ko xoolee feneen maanaam c'est-à-dire doo ko xoolee France de France bi bëgg a rendi Ousmane Sonko doo ko fa xoolee moom pas France mais am na fu dossier di tollu imam dañuy jël ñoo xamante maanaam ni ñu carrément duñu li mu bëgg a wax moom li mu la bëgg a wax mooy ñi indi ay preuve yu neutre preuve yoo xam ne preuve yu yonent bi moo ko gën a fort d'accord yow daal bu dee yéen ay jullit ngeen daal bu dee yéen ay jullit ngeen te gëm ngeen l'islam d'accord gëm Serigne Touba ak Alaaji Malick fexe leen ñu caw Adji Sarr d'accord léegi laaj boobu comme que mënul leer donc ñu dem si beneen laaj non mën naa leer waaw li ma la wax mooy mbirum Ousmane Sonko mënuñ cee génne preuve d'accord parce que nit ñi gëmatuñ leen scientifiquement parce que nit ñi seen xel tey na ba noppi ok ay scientifiquement yooyu waxi caaxaan la xam nga lu ëpp solo d'accord li yonent bi teg yonent bi leen gën a nekk ay scientifique te moo caw Adji Sarr d'accord imam ñu dem si beneen laaj bi rek sama dernier laaj mooy yow en tant que imam nga xam ni alxuraan macha allah màggee léegi ñu gis ni que suñu constitution kaamil bokk si ñu gis récemment ni que nit yi du ma ne foowee mais dañoo jël kaamil daal di koy yeb ci seen ay kàddu ku wax ñu ne gëm nañ la ak gëmuñu la nga jël li di kaamil génn waat waaw Adji Sarr moo ne day waat Sonko déggoo ko waxi waat moom déggoo ko Sonko bi mbir mi amee nanguwul woon a wuy ji Serigne Abdou Mbacké ci expérience am ak xam gum xam réew mi ak nangoo tënku ci ndigalu sëñ Mountakha moo tax mu ne ko demal wuy ji am na sax ñu naan société civile bi dañuy caaxaan benn société civile taxul mu dem wuy ji sëñ Abdou Mbacké waaw foofu laa jëm waaye man damay wàcc pour nga ko nit ñi comprendre Sonko dem wuy ji Sonko ba xeex bi commencé ba tey waxi kaamil waxu ko fi parce que dafa gëm république gëm ni république laïque ci lañ nekk yaa ngi dégg Adji Sarr moo wax waxi waat Adji Sarr kenn waatoo wu ko Adji Sarr dañ ko war a caw mais gis nañu soxna Khady Ndiaye mu génne borom sud bote yore kaamilam di waat dama ne utilisation kaamil bi lan la si islam wax loolu laa laajte waaw as gor bu ñu la tuumaalee te yow réew ma nga nekk république ba maanaam justice ba daa jeng amul feneen foo mën a setalee sa bopp parce que dossier bi te justice bi dañu woon Sonko bu ci wax waxoon ndaw si bu ci wax Maître El Hadji Diouf dem jëli kii bindal ko ab dictéem mu taxaw jàkkaarloog sénégalais yi di wax man dama ne woon Maître El Hadji Diouf dañ ko waroon génne ci yoonu murit xam nga lu tax ñu war koo génne dafa fëkk ndigalu Serigne Mountakha waratul a dugg Touba d'accord léegi l'islam lan la wax ci waat bàyyil ma àggale li may wax sénégalais la Maître El Hadji Diouf laa wax waratul a dugg Touba c'est-à-dire imam parce que ndigalu Serigne Mountakha la fëkk waaw Serigne Mountakha nee na nañ dox ci jàmm Macky Sall mii ndeyi mbill gi ni nañ woote apaisement Maître El Hadji Diouf dem jëli Adji Sarr kidnappé ko këram jox ko ay livre muy lire ay dictée dama ni man su ma doon tey su ma amoon dogal ci yoonu murit moo El Hadji Diouf dootul dugg Touba wala bala faa duggati dina tuub ci kanamu Sénégalais yi moomul réew mi parce que li muy jaay nit ñee ko ëppale mais nit ñi dañ ko gën a bëgg réew mi moom poosam lay lijjanti bu mu taal réew mi na Macky Sall jël ay responsabilités am ci Maître El Hadji Diouf moomul Sénégal waaw léegi kaamil daal nit boo xam bu ñu tuumalee pour leeral mën nga waat ci kaamil pour weddi tuuma mun na génnee kaamil waat kaamil fii ay kaamil kenn du fi waat parce que ci république lañ nekk encore une fois lii dafa jarta waat parce que nee naa la ca départ ba kaamil ci l'islam laa laajte non c'est-à-dire de manière générale la waxul sax si cas Adji Sarr waxuma ci cas Adji Sarr waaw jullit moom buñ la tuumaalee jullit buñ la tuumaalee voilà waaw am nga droit nga dem jëli kaamil loolu kay kenn du ko wax voilà am nga droit nga dem jëli kaamil pour seetal sa bopp man daal imaam li ma neex si yow bu la neexee nga woo l'islam bu la arrangé bu la neexee nga woo république du loolu de bul wax loolu baal na tontu ci loolu boo bëggee man république damaa gis bu ñu waxee nga ne islam kuy gëm république ci réew bi maa la ko gën a gëm boo dégloo rek ñu waxtaan waa léegi bii pas déglul ko waaw malgré imam la mais man dama gëm république man bu weesoo chariatul islamiyya kon bàyyi ma bàyyi république laa gën a gëm mais république bu tegu ci dëgg tamit république boo xam du dox ci 2 poids 2 mesures man loolu laa gëm aca tos man damay rebondir fi Ahmed waxee rek ndax sànq dañoo gis buñ nee Adji Sarr nga ni carrément na ko l'islam ci mais buñ nee kaamil nga ni république foofu la ñuy waxee waaw déglu rek xam nga yow man jàng naa lan mooy dafa jàng théologie boo jàngee théologie dañ lay jàngal falsafa philosophie question bii nga laaj ni mooy kalimatu xaqin yuraadu bihal baatil
mooy nga laaj question boo xam ne ci kaw day nuru dëgg mais ci suuf baatin la déglu ma leeral nee naa la bu doon réew mi day dox ci république bu normal waxi kaamil kenn du ko fi wax bu doon mbirum Khalifa Sall jaaru fi mbirum Karim Wade jaaru fi Sonko bu bañee wuy ji man ñi koy njëkk a attaqué ci lay bokk dégg nga fi may waxee bu dee du wuy ji man maay njëkk a taxaw ne ko da ngay caaxaan moom moo réew mi mais Sonko waru woon sax wuy ji topp ndigal moo tax mu dem wuy ji man Sonko dama ko doon conseillé bu dul woon li sëñ Abdou wax ba pare nañ ma dóor balu bopp man mais du ma wuy ji parce que man du ma nangu ku ma humilier ndax gone goo xam ne nii dafa foyee boppam ba tas sëñ Mountakha nee naa la moo sauvé réew mi bu dul woon sëñ Mountakha ak sëñ Abdou Mbacké ak kilifa diine yi kon di ngeen fi gis ñu rey fi opposant ndax Sonko narul woon a wuy ji nañ bàyyi caaxaan réew du lu ñuy caaxaane nañ bàyyi nit ñi ñu avancé ñu liggéey Sénégal ñun ñëpp intention boobu lañ am mais jël justice def ko sa poste loolu kenn du ko fi nangu loolu ñun waxuñu ko ancien procureur bi moo ko wax kenn gënu koo xam droit nañ bàyyi caaxaan man ñaari question laa am bi ci njëkk damay rebondir ci li nga wax léegi-léegi ndax maa ngi dégg léegi-léegi sa biir wax nga ne Adji Sarr nit koo xam ne dafa fooy boppam ba tas waaw te yaa waxoon lépp lu jëm ci wàllum njaaloo dañ cee war a am ñeenti seede ndax da ngaa mës a am ñeenti seede yuy wane Adji Sarr muy foo ba tas très bien ka laaj nga ma question bu neex Adji Sarr moo reconnaître ni njaalookat la moom dañ moo tax ñu war koo caw dafa reconnaître ni njaalookat la moo tax l'islam sew moo tax il faut nag plateau yi xoola ak fi réew mi toll ñun imaam yi dañ cee war a toog ñun rek ñoo mën a régler réew mi fi mu ne Adji Sarr dëpp moom nee na Sonko laal na ko ñeenti yoon viol la wax waxul consentement waaw mais le fait que moom mu reconnaître ni waa ji la agsi na ci kawam rek dañ koy caw dégg nga wax bi le fait que mu reconnaître ni mais viol la wax imam bàyyi ko viol la waxoon ca bu njëkk ba déglu rek viol la waxoon ci bu njëkk ba bu mujj bi waxul viol bi ko waa ji laajee ñaata yoon wax na lu mat xaw ma fukki yoon ëpp na ko Adji Sarr pour caw ko jarul nekk élève CM2 Adji Sarr bu doon wax ak juge bu sérieux xoola dina ko tëj 100 ans du génn ci kaso voilà imam juge bu xam lan mooy loi deuxième question bi ci caw boobu laay nekk ba léegi parce que ce commencement débat dañoo dégg nga ne Adji Sarr jigéen la boo xam ne dañ koy manipuler waaw maanaam demul ak consentement boppam maanaam bu ñu déggee wax mooy li muy def moom tayu ko dañ koy manipuler may laaj ndax bu dee dañuy caw Adji Sarr la ñuy caw wala ñu koy manipuler ñaar ñëpp la ñu boole caw bu doon ci charia El Hadj Diouf dañ koy caw mais Adji Sarr moom tayu li ñuy def parce que ku ñuy manipuler tayoo li ngay tay moo ko tay nañ koo caw mais dañ koy maanaam dañ ko ñàkk koo tay Adji Sarr doful dina jàpp dañ koy manipuler mu ànd ci manipulation yi ànd ak ñi koy manipuler bu doon ci charia El Hadj Diouf dañ koy cawaale d'accord bu dee da cee ànd moom loolu complot la merci beaucoup imam laaj bi ma bëggoon a laaj rek moom mooy tey jii nii li nga xamante ne nii moom nga wax wékku ko ci l'islam même bu fekkee njaaloo la parce que njaaloo ñaar a koy def lu tax ci njaaloo mi nga nangoo caw kenn ki nangoo caw keneen ki comme da ngay cawee rek waaw dégg nga du man maay cawee yonent bay cawee boo ma contré yonent bi ngay contre de boo ko guma la fi sama waxi bopp non contrôle la dalaa laaj dafa laajte rek man xam naa lim laaj voilà mu nga du boo ma contré du man ngay contre yonent bi nga contre sallallahu alayhi wa sallam lii may wax nii waxi yonent bi la nee naa la benn sëriñ benn imam ñu mënut a dindi li may wax mais man damaa gisul fenn fu yonente bi fekkee ñaan ñu njaaloo mu caw kenn ki bàyyi keneen ki sa waay yow bàyyi ma wax la ko mu leer déglu ma ñeenti seede boo ko amul boo tuumaalee asgor dañ lay caw lii jarul loolu moom ngay njëkk a jàng ci l'islam kon bul tudd imam li mu fi wax lépp waxu yonent bi ak waxu Cheikh Ahmad Bamba ak waxu Seydil Hadji Malick waxu Cheikh Omar Foutiyou waxu Cheikh Ibrahima Niass même ni moom la gëm Cheikh Ibrahima Niass bu doon dund danaan indil leen ma Adji Sarr ma caw ko lii man imam Dramé maa la ko wax. d'accord waxal leen acca ci leeral pour ñu jénn ci débat boobu. li tax ma laaj la ko. ba pare di ci taxaw. dama gis ci wax ju mujj gi sànq. nga ne teg na lay waxu viol waxu njaaloo la wax. waaw moo tax ma ne njaaloo ñaara koy def kenn nit mënu ko def. waaw même njaaloo ndax kenn rek la ñu war a caw. pour laaj bi leer c'est-à-dire bu ñu ko def Adji Sarr. bu amul seede kenn ki rek la ñuy caw loolu leer. ok léegi est-ce que sax amul seede moo ñëw avoué moom moo avoué. ki avoué la ñuy caw. léegi islam sañ bi loolu leer na rek. waaw léegi l'islam lu mu wax. parce que pour man dama bëgg nga wax ma ci l'islam. ñu teg fële Adji Sarr ak Sonko parce que l'islam moo leen ëpp solo. l'islam ma leen ëpp doole mais l'islam day wax ci lépp. maa faratnaa fil kitaabi min shay'in l'islam tey kuy wax ci l'islam te ñi ma woo wax ci Adji Sarr waxoo l'islam. man imam maa la ko boo ñu bàyyee tamit ñu wax dina baax lool pour nga xam ne ñu bëgg a laaj. acca waaw day poser question rek moom. poser question laaj bi mooy lan la l'islam wax tamit. ci nit koo xam ne fekkewul nekku fa woon
ba pare jël parti di tuumaal as gor moom it lu lislaam wax ci loolu. loolu l'islam waxu ci. xam nga lan l'islam wax lislaam nga wax léegi wax na ci lépp. waaw déglu rek nga ne waxul ci boobu. boo ma dégloo rek boo ma dégloo. lépp dina leer xaw ma nga bañ maa déglu. acca waaw acca. l'islam li mu wax dafa leer. l'islam dañ la booy àtte. ki tuumaal as gor. yaa ngi dégg te ñu xool ni amul ñeenti seede yu daje nañ ko caw képp kuy waxal l'islam lii nga war a wax lii ma wax. est-ce que leer na. moo tax léegi maa ngi tos ñuy xeex. waaw fële ca Amérique yow fekk woo yëgoo tino. waaw nga ñu laaj la rek nga ne tosa tooñ dañ ko war a caw loolu laax lu ci lislaam wax. atte yi du benn ci atte njaaloo laa la wax. atte yi du benn. merci beaucoup. atte njaaloo déglul damay bañ ngeen def polémique parce que man bépp imam bu la weer di jox ko sama numéro. waxuma nag. waxuma nag benn booy bu ne ci internet bi. waaw wala benn politicien boo jeexalee foofu ñu continuer ma daaneel waaw mais benn imam ñi te weddi li may wax. merci beaucoup ñu jox Ousmane Dicko. allez Ousmane. voilà kon imam wax nañ fi ay sujets yu bëri dañuy dellusiwaat un peu si politique pour tënk parce que wax nga sànq ne. booy xool politiciens yi dañ ñoo tënk. muy ak moralement wala éthiquement. ndax ànd ak ñoom tamit wala jël position sax far ak ñoom dina xaw a ne fii si suñu réew laay wax. ni ñuy doxalee. man loolu laa xam moo tax bokkuma ci benn parti bu ñuy wax Sénégal ci laa bokk damay wax ak ñëpp nag man tey jii kenn tënkuma man bokkuma ci ñi tënk di ma terroriser intellectuellement kenn mënu ko. Macky Sall bu ubbee ay buntam ñu wax ak moom Sonko bu ubbee ay buntam ñu wax ak moom waaye bokkuma ci benn parti bu ñuy wax Sénégal laa bokk man kenn du ma terroriser parce que ci réew mi laa dëkk am fi carte d'identité su ma politique neexee dama koy def kenn mënu ma ko teree def mais guddi yi may wax ak yow bokkuma ci benn parti parce que réew mi dafa war a am ñu jouer rôle société civile bi nekk ci palais bi nañ fa génn foofu du seen place mooy ñu génn wax ak askan wi nan la ñuy organiser élection yi est-ce que réew mi war naa am ay élection ma dugg foofu maire yi nga xam ne maire yi mais maire yi seen mandat jeex na riba la ñuy lekk laaj ma ci question boobu ma leeral la. ayca yow kay. maire yi boo xam ni nii sa mandat dafa jeex ñu continuer di la fay contrat la fi ne CEDEAO gi yow da nga fay am contrat bu contrat bi jeexee amuñu droit di la fay dañ ko war a renouveler kon maire yi dañoo war a renouveler seen mandat bu ñu ko renouveler wul continuer di encaisser ay salaire riba la. mais dañ koy am na si yoon yoo xam ne. dina yegg amul benn yoon boo ko war a renouveler askan wi moo leen ko jox du nomination kon dañoo war a delluwaat ci askan wi joxaat leen. pal gi. sinon bu ñu continuer di lekk loolu riba. voilà pour ñu continuer ci question bi la ñuy daanele mooy maanaam wax nga sànq nitu diine yi ak imam yi bu ñu doon dugg ci politique comme yow wax nga ko ne mënoo ànd ak ñële yenn politiciens yu ñu fi xam authentique yi. nan lañ war a mën a bokkee ci. mooy di wax dëgg rek. nitu diine moom mooy ni sëñ Mountakha def. bu dëgg kese rek toog amul jël poste waaw boo bëggee def politique nga def ko kenn terewula ko sëñ Mansour Sy Djamil mu ngi def politique Cheikh Ablaye Dièye daan na def politique. réew mi kum neex nga def politique sëñ Cheikh Tidiane Sy daan na def politique mais contexte bii nii maanaam ni affaire bi plié woon ni li gën mooy nga taxaw ci digg bi di wax ngir yàlla ngir wax pour sa réew bañ a dugg ci kaaw parce que tubaab yi ñu ngi taxaw pour sàcc suñu pétrole bi buñ caaxaanee bañ pëccëxoo France dañuy ñëw jaxase ñu ñuy def guerre civile ñu sàcc pétrole bi ñun loolu la ñuy bañ ok Mouhamed kon loolu la woon bu fekkee amul ay question rek ñu bàyyi ko mu tàggatoo avenir nan la gisee ëllëgu Sénégal moom la internautes yi di laaj mu nekk question ki joxe woon question bi fàtte naa turam sax maa ngi jéggalu mais daal question bu mu laajoon la mooy ëllëgu réew mi nan nga ko gisee yow. waaw laaj na question bu am solo. mooy ñun ñi ñëpp di sonn ëllëgu réew mi moo tax ñuy sonn parce que Macky Sall am na li muy am ba noppi nekk na ministre de l'intérieur premier ministre nekk na président de la république ñaari yoon kon kooku avenir am amatul dara lu muy prouver dugg na ci histoire ba noppi kon kuy sonn rek avenir réew mi moo tax ngay sonn avenir réew mi moo tax sëñ Mountakha ñaan apaisement. mu neex na see am yaakaar. bu baax a baax Sénégal dafa bokk ci réew yi ëpp avenir ci àdduna bi man loolu laa gëm à condition que ñu gëm suñu bopp à condition ñu tegu ci dëgg à condition que kenn bañ ñoo manipuler kenn ku ne ñu jox la sa àq. bu ñu ko defee rek réew mi day dem réew mi pétrole baa ngi ñëw. ku yàkkamtiwul ñu jaarale ko ci yoon. lu mel ne Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké am na lu mu wax damaa bëgg ñu commencé ci di xalaat parce que man gëmuma ni Macky Sall dafa war a génn ci réew mi ñu koy tëj ci kaso bi man gëmuma loolu. il faut mu wax ko ak responsabilité Macky Sall am na lu mu liggéeyal Sénégal na ànd ak fameem ñu génn réew mi dem ci jàmm. ok keneen kiy ñëw gouverner réew mi. ok man loolu laa gëm. kon jërëjëf. li mu bañ a forcé. li moo nekkoon ganu bët set. di la gërëm yow tamit imam si sa teewaay encore. kër gi moom waaw fii moom sama sa kër la waaw dëgg la di leen sant tamit. di leen gërëm. waxtaan wi dina tàng. waaw mais noonu la ñun formation bii lañ am. ñun mënuñoo bokkuñoo politicien ñun calculer wuñ ñun chef de quartier sax bëgguñu koo nekk suñu imam gi moo ñu gënal président de la république man benn politicien jox ma café lu ma gëm laay wax Macky Sall su ma toogoon ak moom lii ma wax fii virgule du ci dëñ
parce que loolu laa gëm dama gëm dañ may dugal ci bàmmeel imaam yi ak kilifa diine yi nañ taxaw wax dëgg te yàlla rek tax comme ni ko Cheikh Alhaaji Abdou Aziz Dabakh daan defee comme ni ko Serigne Mountakha defee comme ni ko sëñ Abdou Mbacké defee comme ni ko Serigne Babacar Sy Mansour defee yebal Serigne Mansour Sy Serigne Mahi Niass nañ taxaw sinon buñ taxawul réew mi day dugg ci kaw man loolu laa gëm man awmul ku ma dencal dara réew mi rek moo ma ñor man benn feebar rek laa am muy feebaru patriotisme ku ma ci comprendre baax na ku ma comprendreul maa ngi lay ñaanal jàmm jërëjëf Mouhamed kon mu ngi noonu ganu bët set bi tey Imam Malick Dramé la woon